Makumba Diouf Ngima Jambar Xowen saxle Fanu no lan menge Wore fu yaka den na xox si xusaxle Science biologique ten ato kon docteur Makumba Diouf l'homme de la guana l'homme de l'agriculture initiateur du programme REVA ci Sénégal Diouf lauréat du prix BIT 2012 conseiller ci BCEAO directeur général ISRA ci suñum réew directeur général horticulture nationale. Merci président. La médiocrité ne doit pas primer sur l'excellence dans un pays émergent. En bas la politique politicienne. jaa ngeen jëf mbokki ci kat boy ngel maa ngi leen di nuyu maa ngi jiital ci nuyoo bi borom dëkk bi Serigne Bamba Sall di nit ku baax di nit ku yiw ku bëgg ci kat boy ngel ku am taxawaay ci gox bi ak ci commune bi Serigne Bamba maa ngi lay gërëm di la sant maa ngi nuyu imaamu dëkk bi naa ne aalimu dëkk bi ndax macha allah ku xam Boy Nguel xam ne dëkku diine la ñu leen di jox seen wàccuwaay di leen ñaanal fan wu gudd wér ak ay xewal ba seen taxawaay ci wetu askan wi gën fee yàgg lool. maa ngi nuyu sama wayjur sam papa Modou Khady Seck nga xam ne ku nekk xam nga ne sama wayjur la xam ngeen fi ma ko toll waaye xam ngeen it fi ma toll ma koy nuyu di ko ziyaara
di ko seet ci yaramam di ñaan suñu borom gën koo dëgëral di nuyu suñu responsable politique yi ñu fi fekk si te nga xam ne mën nañ ci ràññee ndax seen mag la seen doyen la seen waajur la sax lay wax muy Elimane Gaye cofeelam ci man gis nga ni ak i atam yëpp su ma ñëwee fii t-shirt lay sol lu ma tiis la waaye mënu ma ci dara ndax cofeel bi ma sopp moo tax mu ngi nii moom mooy papay xale yi waaye t-shirt lay sol su ma fi ñëw Elimane jërëjëf yàlla na yàlla yokk sa xéewal gën a dëgëral sa taxawaay maa ngi nuyu responsable politique yi yëpp ñoom Seet ñoom Boubacar ñoom Modou ak seen xarit yi ñu bokkal liggéey bi ci gox bi ku mel ni Cheikh Oumar ak soxna yi fi nekk nga xam ne ku nekk gis nga seen taxawaay kon maa ngi nuyu responsable politique yi yëpp di leen gërëm di leen sant di nuyu nag soxna yu baax yi gis ngeen jigéen ñi ni ñu maasee génn gis ngeen xale yi ni ñu maasee taxaw loolu nag dara bettu ma ci ndax Boy Nguel ay doom yu baax doom yu gëm Boy Nguel doom yu gëm commune bu Latmingué doom yuy participer ci doxu commune bu Latmingué ñoom laa fi fekk si loolu waral bi may def pré-campagne ñëw fi dégg fii yi ngeen fi tudd muy ay soxla te yàlla def ñu gëjoon fi ndax corona jaar fi xëy na demagul sax waaye xam ngeen ne ñaari at a ngi nii man sama bopp yéen a ngi doon suivre communiqué ci rajo yi ma naan nit ñi nañu toog seen kër ki wax nit ñi ne toogal seen kër nag du dem ci nit ñi moo taxoon ma defoon pré-campagne bu yaatu bi mu fi ñëwee fekk fi ay soxla waaye defe naa tey soxla ci yi ngeen tuddoon yeewatul ci dëkk bi fi mu nekk loolu nag du njàmbaar su ndimbalul suñu borom la kon ñu ngi ñaan yooyu faj askan war koo jëfandikoo yal na leen jik yàlla jaar fi yokk xewal yu bari ci dëkk bi ak ci gox bi ma bëggoon ñëw nag ci lu gaaw rek ci lu jëm ci wàllu benn fànn ci suñu programme ndax maa ngi nekk ci goxu ci kat mu nekk gox boo nga xam ne bokk na ci yëngu yi fi gën a siiw affaire xorom si ci wàllu koom-koom waaye aussi ci wàllu environnement mu doon loo nga xam ne ñu war a bàyyi xel la balaa muy doon lor ci ñun bu loolu passé ma waxit toujours ci wàllu xorom si projet bi ñu am nga xam ne xaatim nañ ko ak benn partenaire privé ñu koy wax Amo Industrie pour def fii raffinerie pour def sel fin mooy sel bu sew ruuj bi nga xam ne dañ koy exporté bitim réew société yi fi nekk ci agroalimentaire di def yenn njam yi ak bouillon yi moom lañ daan importé léegi dañ koy bëgg def fii ci Sénégal di ko exporté bitim réew kon du ma tudd ay doléance parce que dégguma fi tontu naa ci loolu mu ngi suñu ginnaaw kon ñaari fànn yi may wax wala boog benn fànn bi may wax beneen bi ma jox suñu MC Mame Cheikh Yat mu defal leen démonstration ci naka la ñuy defee wote bi parce que lu am solo la ñoom ñi nga xam ne ñoo yore wàllu communication digitale am na yu ñu ma ci xalaatal te ànd naa ci mooy ñu waxtaan ci ak yéen comme ni ma ko doon defee ci dëkk yi won leen naka la wote bi nar a demee ndax même boo bëggee faj li nga bëgg a faj te ma xam ko xam naa ne gars yi moom bu le 23 ci timis wallaay ay yet dinañ leen sàppi loolu moom wóor na ma xam naa ne fi nga nekk ci xiiral ngeen nekk xam nga li ñuy wax xiiral di waajal kurfeñ bi waaye nañ leen ci expliquer li nga xam ne moo war a am ba nga xam ne di ngeen ko comprendre loolu Mame Cheikh Yat dina ci ñëw léegi kon man li ma bëgg wax fii ci kat mooy sama deuxième mandat dama ci bëgg a fàttali waa ci kat ni vision bi ñu def ci plan de développement communal bu Latmingué ñu koy wax PDC pour juróom-benni at dalee ko daaw jéeg liñ ci wax dañ cee wax ne ci tubaab le maire veut ériger la commune de Latmingué en commune verte
résiliente et moderne à travers un processus de développement inclusif, non endogène et durable qui tient compte des préoccupations des personnes vulnérables. loolu lan la tekki mooy dama bëgg commune Latmingué suqaliku waaye ban suqaliku jaar ci bàyyee xel naa ne axlam bi maanaam suñu dëkkuwaay fexe di moytu mbooleem luy indi lor ci suñu wér-gu-yaram ci suñu mbéy ak suñu yeneen yëngu koom-koom ci suñu càmm loolu nag aar àll bi bokk na ci kon li ñuy wax agroécologie gis ngeen ni ma ko développé ci biir commune bi te dafa nar a continuer maanaam mbéyum mu àndul ak tooke mbéy mu sell ak lan mooy jëmbat garab yi pour bañ comme maa ngi ci gox bi pour bañ xorom si nangu suufu mbéy mi loolu aspect bu am solo l'avancée du sel wala boog la salinisation des terres cultivables te xam ngeen ne loolu siiw na fi kon ku wax loolu wax koom-koom waaye koom-koom ci biir ñoŋal nekkinu askan wi maanaam sos koom-koom mu ànd ak ñoŋal nekkinu askan wi kon boo nee environnement wax nga jëmbat garab bu ñu di tere garab yi mais loolu pour taw bi mën a del si la taw bi mën a del si la nawet yi baax bu ñu di tere garab pour lan la bu taw bi del see ñax du am ngeen mën a sàmm lan moo tax ñu ne buñ garab yi bu taw bi dikkee daañ mën a béy daañu mën a napp ndax xam ngeen gis ngeen bras de mer bi jaar fii dañuy napp ay jën kon nag aar alam bi mooy aar wérgu yaramu population yi mooy aar koom-koomu population yi mu jaar ci mbéy càmm ak napp ak mboolem yëngu yu nga xam ne ci la askan wi di yëngu pour am ci lu mu suturloo kon loolu buñ ko yëkkatee comme gis-gis ñëw fii ci kat il faut que ñu wax ak yéen ci mbirum exploitation xorom bi ñu bëggoon benn bàyyi xel ci ni bu ñuy exploiter xorom bi nañu bàyyi xel it di jëmbat garab xam ngeen am na programme yi ñu fi def bu yàggul ci lu jëm ci jëmbat ay garab yu nga xam ne ñeme nañu xorom pour que xorom si bañ a jóge ci géej gi ñëw ci jéeri ji bañ a nangu suuf si ndax bu ko nangoo ñi doon béy ci wetu géej gi dootuñu mën a béy ndax day nangu seen suuf kon lu jëm kon ci mooy gestion durable des terres à travers le reboisement am na lu ñuy wax régénération assistée am na lu ñuy wax reboisement maanaam am na gox boo nga xam ne da nga fay jëmbat pour xorom bi bañ a dikk waaye dafa am gox boo nga xam ne da nga koy aar bañ a gor garab yi pour que garab yi mën a jebbi garab yi ndaw yi mën a jebbi àll bi dellusi technique yooyu yëpp jàngal nañ leen ko liggéey nañ ci ak yéen dama bëgg ngeen xam ne ci deuxième mandat bi ni ma ko dooree woon ci premier mandat loolu dama ciy bàyyi xel lool ndax dama bàyyi xel ci seen koom-koom yéen ma bëgg population yi liggéey ci loolu ñu gën a bàyyi xel te xam ne commission environnement bu mairie bu Latmingué ci deuxième mandat bi am nañ programme spécial bu jëm ci wàllu lu aar àll bi loolu ma bëgg yéen ngeen participer ci parce que yéen lañ koy defal waaye il faut ñu def ko aussi ak yéen développement inclusif lañ wax et endogène maanaam suñu koom-koom suñu suqaliku jógee ci suñu xalaatu bopp jógee suñu koom-koomu gox jógee ci xam-xamu doomu gox bi ci gàttal waaye développement boobu suqaliku boobu du bàyyi kenn ñëpp ci la ñuy bokk kon loolu tomb bu am solo la boo nga xam ne bàyyi naa ko xel beneen bi mooy moderniser exploitation xorom bi ñii ngi ci ay groupe ñii am nañ gant ñii amuñu ko ñii am nañ daanaka tenue yu ñu ci mën a liggéey ñii amuñu ko ñu bëggoon ak financement bi DER yëkkati yëg ngeen ko jàppale ñuy exploiter xorom si incha allah dinañ ko yaatal ba nga xam ne ñi ci war a am financement yëpp dinañ ko am mën a def aar seen bopp ci matériel bi ñu war a am ci liggéey bi ñaar ñu produire xorom bu baax bu am iode bu am qualité ñett comme kuréelu nañ ci ay coopérative ñu yombal lu jaay seen xorom boobu waaye bi may mujjee nag ci fànn boobu mooy dafa am société bu ñuy wax Amo Industrie nga xam ne directeur général bi mu ngi tudd Amadou Wade
nga xam ne investissement wu néew 2 milliards ba genn wàll ba ñett dina ko ci def benn usine fii pour def xorom bu sew waaye li ñu wax ak ñoom mooy yéen ñi nga xam ne exploitant artisanaux ngeen ñu ko mën a wax maanaam xeet yu jàppandilu lool yu jafe ci ngeen di defaree sa xorom dañoo bëgg yéen muy jënd xorom ci yéen maanaam ngeen nekk ay fournisseur am xorom bi muy def sel-fin au lieu mu dem exploiter ko mu jënd ko ci yéen kon ngeen am marché bu nekk à portée de main muy benn ñaar mu jël ay doomu gox bi ñuy liggéey ci usine bi ñett am luy ruusee lu am solo ci usine bi di ñëw ci keesu mairie bi nekk loo nga xam ne dina dooleel mairie bi ci wàllu liggéeyam kon loolu tomb boobu bëggoon naa ko fee développé xanaa ma mottali ko rek ak zone économique spéciale bi nga xam ne sama priorité la ci 2e mandat avancé naa ci lool comme ni mu amee ci yeneeni gox fële ca Diamniadio loolu moo fa am day tax ba entreprise yi sawar ci ñëw installé wu yàlla dogal na ñun am nañu suuf commune bi yaatu na te commune bi Transgambienne bi moo ko traversé maanaam tali bi jóge Kaolack dem Gambie jaar bi mu fi jaar dafa tax ba dafa jox valeur ci wàllu investissement la wax commune bi bëri na ay entreprise yu fi bëgg a installé wu décidé nañ nag def fi zone économique spéciale ñu ngi ciy liggéey ak APIX pour que entreprise yi ñëw am fa benn gox ba nga xam ne dañ koy aménager ñu ñëw investir fa ñu commencé ko par entreprise yi gerte yi xam ngeen ne am na ci bu nekk Sangel ñaar wala ñett sax yu nekk Sangel ay chinois yore ko ak ay sénégalais aussi am na bu ñu ci yore kon bu boobaa zone économique spéciale luy entreprise luy usine fa lañ koy installé pour développement bi mën a gaaw ndax xëyu ndaw yi dina gën a gaaw waaye aussi koom-koomu Saalum dina gën a gaaw te xam ngeen ko loolu dina war a mën a nekk parce que bu dee jël nga ci wàllu mbéy mi wàllu gerte xam ngeen ne l'institut de l'arachide bokk ci université El Hadj Ibrahima Niass ñu koy wax UCN université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass UCN institut de l'arachide bi ci bokk nga xam ne ay gëstukat yu réew mi ak yu bitim réew dañ fay bëgg a liggéey dañ fay bëgg di liggéey pour xool nan la ñuy saxalee mbéyum gerte ci réew mi nan la ñuy fexee ba jafe yi ci am mën a saafarawu nan la ñuy fexee ba gerte continuer di doon dooley Saloum ak Sénégal ci wàllu koom-koom xam nga ne institut boobu ci commune de Latmingué lañ koy installé joxe nañ ci juróom fukki hectares ba pare recteur confirmé nañu ne ñu ngi ci liggéey bi kon ñu bàyyi xel ni zone économique spéciale boobu nga xam ne bëgg naa ko indi dina yombal lu suqali gox bi lu fi yombal xëy ak lu participer loolu Latmingué ci développement wu Sine Saloum fi may daanelee nag mooy programme bi ñuy wax PACASEN rural te président de la république ñu profiter pour sant ko bu baax gërëm ko yëkkati ko mooy programme bi ñuy jàppale communes yi nekk ci kaw gi nga xam ni dañu ci laaj li ñuy wax ay plans triennaux d'investissement PTI bu commune bu Latmingué pour ñetti at mu ngi nekk 1,2 milliard de francs CFA investissement yi nga xam ne moo manqué ci suñ communes yi ci kaw gi ca lañ ko bëgg a régler xam ngeen ne marché luumo population bi laaj na di ko laaj prévoir nañ ko ci lu jëm ci foirail ak abattoir moderne population bi laaj na di ko laaj dinañ ko ci def kon yooyu nekk na yoo nga xam ne ay mbir yu am solo la yu jëm ci wàllu investissement yu sos koom-koom ci gox bi sos fi ay xëy tax ba doomu gox bi toog fi tax ba doomu gox yi demoon ñibbisi tax ba ñeneen ñu dul doomu gox bi te nekk ay doomu Sénégal rek mën fee ñëw Latmingué mën a continuer di doon attraction nekk na ko tey waaye dañoo bëgg loolu yokku kon lii daal bëggoon naa ko wax ci état bu ci kat bi di kontaan bu baax ci seen participation ci loolu ndax xam naa ne goxu mbéy la goxu càmm la waaye goxu exploitation xorom la kon lii laa fi bëggoon a wax lu jëm ci sama programme li ci des xam ngeen ko damay jox rek maam Cheikh Yat mu expliquer leen ñu jégal ma ni ñu koy defee mooy dañuy voté ren ñaari yoon nekkul benn yoon ñaari yoon la ñuy voté dinañ wax lu tax ak nuñ koy defee li ma ciy daanelee rek mooy gis naa ni ngeen mobilisé woon nii
bu bés ba na teel na nit ñi teel a dem ci bureau yi teel a rang teel a voté ndax li mu wote yi dafa yokku li mu ñuy wote it yokku kon lii laa ci bëggoon a wax di am kontaante bu baax di gërëm kilifa yi fi nekk yëpp di leen jox rendez-vous ba ci jamono yi ndax li ma fi wut si mooy nemmeeku si leen waaye li ma fi wut si mooy jël si deuxième mandat bi nag bu teewee xam ngeen ni muy demee nawoon fawoon rek mooy ma nekk fekk yéen soxla yi ñu koy posé ma leen di faj ci kattanu yàlla loolu suñu àndante loolu la démb ba tey loolu mooy wéy rek kon côté boobu amul lu ma ciy wax maa ngi gërëm maa ngi. gannaaw bi nga xamante ne jóge nañ fi nga xamante ne moo nekkoon ci caravane monsieur le maire docteur Macoumba Diouf di maire bu commune bu Latmingué ñu topp ko tey mu sillonné li nga xamante ne moom mooy 8 villages yi nekkoon ci alentouru dëkk bi monsieur le maire mu bàyyi la nga nuyu ak mbokki internet yu Sunugal 24. jox soxna Mami maa ngi lay fay di jaajëfal équipe Sunugal 24. di rafetlu seen participation ci liggéey bu am solo bi nga xam ne équipe bu Benno Bokk Yaakaar bu commune bu Latmingué te yàlla dogal ma nekk seen njiit nekk plénipotentiaire bi nekk candidat maire pour un deuxième mandat yàlla dogal ma jiite ko kon maa ngi leen di félicité ci liggéey bu am solo bi ngeen di def di rafetlu seen teewaay fii ci commune bu Latmingué ci Saloum waaye it maa ngi nuyu seen internet yu limu yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ñi nekk bitim réew fu nekk ci diaspora bi di leen jaajëfal di leen gërëm di leen sant ak mboolem doomu réew mi ku xibaar yu am solo yi jógee Sénégal 24 soxal ba muy seetaan li nga xam ne ñu ngi koy def y compris caravane bi nga xam ne moom la ñu def tey. di la jaajëfal bu baax docteur Macoumba ñu gis ne population bi nga xamante ne tey gis nañ sa proximité ak ñoom nga jege leen loolu seede yi rafet témoignage yi nekk benn ñu bëggoon a xam tey jii ana lan tey nga yëg ginnaaw bi nga xamante ne population bu Latmingué génn nañ Darla. jërëjëf soxna Mami xam naa li may njëkk a leeral mooy bi campagne bi dooree muy le 8 ba bésu tey jii nekk le 17 ñu ngi ci caravane kon mën nga wax fukki fan ak benn daanaka ñu ngi ko nekk campagne fii ci commune bu Latmingué campagne électorale pour waajal élection départementale et municipale yi ñu war a def le 23 janvier 2022 donc ñu ngi koy def ci anam yu wuute ñaar notamment mooy ñu ngi def ay caravane naa ci ñëwaat léegi mooy li ngeen fekkee yéen ñu ngi def tamit ay meeting def nañ meeting d'ouverture fii fële à Kër Omar Bambara def nañu meeting à Koumbal foofu la ñu recevoir le candidat bi ñu bokkal liste départementale pour le conseil départemental muy le candidat Pape Mademba Bitèye prévoir nañ it benn meeting de clôture fii ci Latmingué le 21 incha allah le vendredi 21 janvier 2022 kon Sunugal 24 ñu ngi ko doon wax léegi amoon na opportunité topp ñu ci étape bu zone bu ñuy wax ci kat zone ci kat nekk pratiquement fukki dëkk ak ñeent ñi naan fukki dëkk ak ñaar ñu demoon ci tey ci juróom-ñetti dëkk caravane bi day sillonné dëkk yooyu ma fàttali ne ñun d'abord defoon nañ fa pré campagne d'accord maanaam dëkk yi ñu dem tey yëpp daanaka bi ñu fa gëjee ak léegi yàggul lool donc pré campagne bi li ñu ci jublu woon mooy d'abord comme corona bi jaar na fi toll na fi diir ñun seen bopp ñoo leen di wax ne nañu toog mënuñu woon dem ci nit ñi quel que soit le motif d'accord donc defoon nañ pré campagne pour d'abord nemmeeku leen
mais aussi am ci seen soxla yu mujj à part yi ñu doon miin di régler bi ñu nekkee maire ak léegi seen soxla yu mujj yan la yàlla dogal na bi ñu fay dellu fekk na problème yooyu yëpp réglé nañu ko donc boo ko seetloo tournée bi mu ngi nekkoon kon ci santante ak ngërëmante ci bilan d'abord bi ñu def ci boppu mairie bi muy bilan boo xam ne ñoom seen bopp rafetlu nañ ko ndax xam nañ fi mairie bi nekkoon avant man xam nañ fi mu yegg tey changement yi fi nekk c'est des changements vraiment révolutionnaires c'est-à-dire bëri na ku njortul woon ne ci juróom-ñaari at commune Latmingué dina def jéego yu mu def ci domaine yëpp nag pour bañ a guddal loolu ñoom ñoo ko wax defe naa suivre ngeen ko après kon def nañ bilan bi ñoom seen bopp en réalité par village lañ ko def ñoom d'accord parce que ku nekk ñoom gis na boppam ci maire bi donc ils ont fait leur bilan par village dëkk bu nekk dafa wax naka la gisee boppam ci maire biñ ci jógee ñun wax nañu suñu rappelé nañu ay éléments benn partie suñu programme muy partie boo nga xam ne dafa jëm ci wàllu luy suqali wàllu économie wàllu koom-koom ci réew mi waaye àndale kook aar axlam bi mooy wàllu environnement d'accord donc loolu fànn yi nekk suñu programme bëri na mais ci loolu la ñu insisté parce que zone bi ñu demoon préoccupation yooyu ma tudd dafa am solo population bu mag moo fa am zone bu vaste la dañ fay exploiter xorom waaye aussi ci anam yoo nga xam ne mën na favoriser avancée du sel wala salinisation des terres d'accord yàlla dogal it ñu am fa un partenaire boo nga xam ne ci zone bi lay nar a installé usine am mooy société bu ñuy wax Amo Industrie ñu ñaar fay def benn raffinerie buy produire du sel fin pour l'exportation mais aussi pour le marché pour les structures des entreprises agroalimentaires yi nekk ci réew mi kon loolu moo doon deuxième partie ou pratiquement message yi troisième bi mooy comme élection bi jub si na ñuy def à chaque fois ay démonstration d'abord wan leen bulletin bi nga xam ne spécimen u bulletin bu Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ñoom ñëpp miin nañu ko parce que fii amul benn élection bu ñu fi gagné wul depuis 2012 élection bu fi jaar rek ñun ñoo ko gagné te mosuñu gagné lu yées 75%. macha allah donc 75% jëm kaw la ñuy gagné donc loolu li mu tekki mooy teg nañu loxo ci commune bi jamono yële ci ginnaaw bi may wax ak seen mbokk yi naan commune bi Latmingué titre foncier la xam naa ñu bëri xamuñu loolu li mu tekki mais loolu la tekki te incha allah jàpp nañu ne bii di ñëw encore dina score yi dina gën a jëm ci kanam kon fànn yooyu moom la ñuy abordé tey ci caravane bi ñu def ci zone ci kat mu nekk donc moment yu am solo yoo xam ne saafoonte nañ ak askan wi def naa yéen gis ngeen ko yëg nañ seen contenté ci liggéey bi ñuy def yëg nañ it seen yéene pour ñu continuer liggéey boobu ak ñoom parce que ñun spécificité bi ñu am mën nañ ko wax vraiment avec toute humilité mise à part mooy ñëwuñu fi pour wut si fi dara kay am na lu ñu fi wut si li ñu fi wut si mooy am kàddu askan wi pour mën koo liggéey parce que ñun dañoo décidé jël suñu jëmm jox ko suñu askan loolu la ñu tànn kon yàlla dogal na am nañu teraanga mu jógee ci suñu métier defuñu politique pour luñ ci amee non dañ ko def pour mën a participer ci lu suqali suñu gox donc ñoom xam nañu loolu yëg nañu loolu dund nañ ko ak ñun pendant le premier mandat te dafa mel ni en tout cas loolu la ñuy yëg ci ñoom décider nañu renouveler mandat boobu pour que liñ daan def ak ñoom taxoon ñu ñëw te wax ja dëppook jëf ja loolu mën a continuer mooy ñu nekk fi ñun ñu ne fi ñuy indi seeni soxla ñu koy xam di ko faj kon daal lii moo doon solo yi bésu tey bi mu nekkoon nag bés bu am solo ñu profiter ci pour remercier mboolem équipe bu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne man maa ko jiite te fukki parti ak ñaar nekk ci fii ci commune bu Latmingué d'accord donc seen taxawaay rafet na gis nga ko ni ñu ma doyloo amu ci fenn fu ñuy dem moo am un responsable politique bu fay am lu mu fay wax franchement dañu ma delloo lépp ma yore sama cëggal guy comme ni ñu koy wax di dérouler ni ma juboo ndax nee nañ ma lu ma def noonu la te loolu nag bi dara bettu ma ci parce que suñu investiture moo lay njëkk a jaaxal suñu investiture dañ ma wax defal donc
ñoom seen i ay nit laa leen laaj ñu jox ma seen i ay nit mais amu ci kenn ku waxaale ak man ku négocier ak man. d'accord donc dañ ma jox feu vert pour que ma investir pour le Benno avec 12 partis. xam nga loolu ñi ko mën a wax ci seen gox wax ma ne amul mais dina néew lool. loolu nag lu ma dund la ak ñoom mooy série de victoire yooyu nga xam ne am nañ ko bu ci nekk dañuy yëg ne dama leen di jox seen cër bu ci nekk dañuy yëg ne li ci war yëpp dama koy def te bu ñu bokkee aussi di gérer mairie bi dañuy yëg ne man associé naa leen dañuy yëg ni fi wéyee war a teg daal teg naa leen fa. d'accord moo tax ñoom jàpp nañ ne daal war nañu maa mën a doyloo ndax du ma def lu leen di lor du ma def lu leen di xañ kon wóoru nañu ma bàyyee seen mbir pour ma defal leen pour ma tànnal leen pour ma jël décision yi ñu war a jël kon moo tax daal vraiment ànd nawle bi ma woote bi ma wax ne man moom laa gëm moom laa ànd ak ñoom te jusqu'à présent ça paye d'ailleurs amul fi benn élection boo xam ne def nañ ko ba pare ba def suñu évaluation te waxuñu ma jour évaluation bi ne ma jàppal ne comité électoral élection yi di ñëw tee dañ ko installé te yaa ko jiite. d'accord donc suñu comité électoral élection yi ñëw da na nga jàpp ne jour évaluation élection locale yi te la ñuy décider ñoom ne man may seen président comité électoral mooy man nañuy reconduire ci jiite leen di daal bëggoon naa ko tudd mais aussi mënu ma ñàkk a gërëm artistes yi parce que quand même campagne électorale la ñu wax ay discours ñu ngi ci ay messages ñu ngi ci waaye aussi am na animation pour égayer foule yi parce que xale dafa bëgg loolu jigéen dafa bëgg loolu mënu si ñàkk gërëm aussi la jeunesse gis nga ni ñu mobiliser woo ak ni ñu taxawee vraiment fu ñuy dem ñooñu fay jiitu li fa war ci wàllu sensibilisation ak joxe support suñu liste ñu def ko li fi war ci wàllu animation ñu def ko vraiment gërëm leen sant leen c'est pareil pour les chauffeurs gis nga day yendu di daw ba 1h 2h du matin mais kenn ci ñoom du wane signe lassitude kenn moom du wane signe coono ndax li ñuy def dañ ko def ak mbégte di ko defee ak yéene ma daanele soxna yi gis nga leen ñu ngi ci kaar yi ñu ngi ci 4x4 yi souvent lu ma gënal sax mais pexe amul parce que ñoom seen bopp ñoo bëgg bokk bu ñuy départ fii da ngay obligé bàyyi fii ay nit parce que ñëpp a bëgg a dem campagne damay leen nag ñëpp mënuñu campagne bu ñëpp génnee dëkk bi pour dem campagne defe naa du mën a sotti ndax ñeneen ñi des di def porte à porte def proximité ak yeneen te ñu bàyyi une délégation di ànd ak man loolu yëpp en tout cas l'un dans l'autre pour sant rek gërëm mbooleem askanu Latmingué nga xam ne ñii ànd ak man tey ay ambassadeur lañ rek ci ñooñu man wóor na ma ne ñii ñëw nii ñi nekk ci kër yi ëpp leen yéene pour ànd ak man ñoo ëpp fopp d'accord voilà kon nag nañu jàpp ne rek vraiment mbégte lañ ci àndal waaye aussi source de motivation la pour ñun pour ñu continuer di def li ñu doon def. merci beaucoup d'accord monsieur le maire ñu bàyyi la nga tàggatoo ak say militants ak ñi lay teewlu à travers Sunugal 24 mais ni li ñu jagleeloon ci waxtu day bëgg a mat. waaw jërëjëf kon kàddu tàggatoo yi kàddu cant ak ngërëm lay doonaat rek comme ni ma ko dooree woon mu jëm ci Sunugal 24 waaye jumit ci seeni internautes jëm ci suñu ay militants yu limu yu nekk fii ci commune bi Latmingué mais aussi ci suñu ay sympathisants parce que nag wax dëgg yàlla commune bi ñoo fi ëpp ay militants ñoo fi ëpp ay sympathisants mais am nañ aussi ay sympathisants fépp ci réew mi kon ñu ngi sant suñu borom ci mi ñu may opportunité boobu kon suñu sympathisants yooyu nga xam ne c'est avec un énorme plaisir lañ nar a seetaan ci seen salle ci seen biir oto ci seen gétt ci seen toolu noor ci seen classe foofu la ci bërëb yooyu yëpp fu ci waaye nekk avec plaisir lay suivre tey élément bi nga xam ne Sunugal 24 def na ko ci caravane bu Benno Bokk Yaakaar bu commune bu Latmingué nga xam ne docteur Macoumba Diouf moo ko jiite mu nekkoon ci zone ci kat je suis sûr que ces nombreux sympathisants là mbégte mu mag la ñuy seetaanee seen élément kon ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñoom ñooñu ñëpp di sant encore une fois askanu Latmingué yëpp population yëpp waaye jiital ci suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi
naa ne suñu kilifa yi rek parce que ñoom ñun lu ñuy jiite ñoom ñooy suñuy kilifa ci yeneen wàll. dëgg la kon ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp. di leen sant. jaajëf ki nga xamante ne moo nekkoon docteur Macoumba Diouf je rappelle que moom mooy maire sortant bu commune bu Latmingué waaye tamit ñu investiraat ko avec la coalition Benno Bokk Yaakaar di ko jaajëfal te di leen joxaat dig daje ci beneen numéro.